mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ñu ak seeg yéen ci xibaaru digg bëccëg gi li ca gën a fës jàkkaarloo Hissène Habré ak juge bi njiital Tchad la woon lank ni du dem fu mu mujjee ci kë nguufaan ni liir ñu yóbbu ko par force ñaar fukki minutes la def ca biir bureau ba du laaj wu mu tontu Thione Ballago Seck moom fanaan na guddeem gu jëkk ci kaso bu Rebeuss ca fa mu dëkkee fële ca Ouest Foire tiis bokk na ca la gën a fës ca dëkkandoo ñu bari jàpp ni mérité wul li waaye nag bëgg nañu lu jëm ci enquête bi mu leer ña nga koy toppee juróomi ponk yan critère la ñu war a jiital ci tànn futur président de la République bu Sénégal laboratoire IFAN moo laaj waxtaan wi moo laaj bi kon sumb waxtaan wi yenn ci gis-gis yi ñii di waay politique yi d'accord ñu ci am ñu jàpp ni dañu leen a war a éliminer ci lii di lang gi wàllu tàggat yaram FIFA yoonu ko Amérique gannaaw Sepp Blatter ba mu tekkee ndombal tànkam fas yéene kon wéyal lu jëm ci l'enquête boobu ci wàllu guerre mbir moomu nag njort nañu ni yeneen ni nit des nañ leen ci tudd dossier bi tey ji wàllu ko politique kon la ñu ko jagleel dinañu ci dellusiwaat Codé Ndiaye la ñu ci àndal ci njeextalu xibaar yi kon lay doon ci kon yenn départ yi ci biir parti politique yi dinañ ko càmbar bu baax ci njeextal li kon lay doon buñ ci toftalee yéene kaay yi muy li fi jot a ruusee ñu fas ko yéene faram fàcce. dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias Hissène Habré yóbbu nañu ko kon ci force ci kanamu chambre africaine mi nga xamante ni moom moo ko war a àtte awkam maître Ibrahima Diawara naqarlu anam mi nga xamante ni moom la ñu ko yóbboo mu ni kon dañu ko ngufaan moom njiital Tchad la woon ngir mu dem teewe ji boobee interrogatoire ci président des chambres africaines juróomi laaj nag la ñu ko fa jot laaj diirub ñaar fukki simili yamu fa jot def du benn boo xamante ni juróomi laaj yooyu am na bu mucc indi tontu ba waral kon génnewaat nañu ko ma ngay yëkkati loxo yi nag ba mu génnee daal en signe de victoire foofee nag ba ñu xëyee yabal nañu fa kon suñu ndaw Aminata Mbaré Sow des na ci dellusiwaat mbirum Tahibou Ndiaye moom tey ji ñu ngay wéyalit bàtteem mu taxawaat kon ci kanamu baar bi ci déclaration yi mu jot a def démb nag ñu bari jàpp nañ ni daal jaarul yoon waaye tey ji ñu nga xëy kon di ko laaj ci ay immeuble yoo xamante ni may na ko doomi jiitleem yooyu def ca seen tur loolee nag juge Henri Grégoire Diop ak awakam ca la ñu xëy kon jublul li nga xamante ni moom moo di laaj yi ñu gis ni procédure ba mu ko jaarale teguwul yoon procès boobu toll kon ci ñetteelu fanama ñu del siwaat ci Aminata Mbaré Sow niñ ko waxee moo ñu xëyaloon di ñu toppal mbirum Hissène Habré de force nag la ñu ko yóbbu mu jàkkaarloo ak chambre africaine dafa lankoon ni du dem ñu nguufaan ko waaye moom it ba mu duggee du benn laaj bu mu nangoo tontu. Vive le président Habré! Vive le président Habré! Hissène Habré ci bi muy soog a génn chambres africaines extraordinaires tey ji ci suba jiitu réew moo woon Tchad daal di nay jóge ci cellule am bu nekk ci Cap Manuel daal di ñëw fii répondre ci appelu président chambre africaine. teewaayam ci bërëb bile bu ñu sukkandikoo ci kii dee avocat doon woon lu yomb. président bi ñu nommé chambre africaine extraordinaire moo convoqué woon Hissène Habré Hissène Habré nee woon na du ñëw mais tey li ñu gis mooy dañu yeewu waa élément pénitentiaire ñëw jël si ko Cap Manuel. dañ ko jël si comme liir dañ ko fopp comme liir dugal ko ci oto bi indi ko fii fopp ko comme liir dugal ko ci salle bi. léegi nag bi presse bi ñëwee taxaw maanaam ñemeetuñu ko fopp pour yéegal ko ñu daal di woo président bi mu wàcc fekk si ko fi ñu ko dugaloon mooy ci rez-de-chaussée bi donc foofu la audience bi teniro ginnaaw bi mu defee lu ëpp fukki minute biir chambre africaine extraordinaire njiitu réew moo Tchad yeyul yàbbi ci liñ ko doon laaj bu ñu sukkandikoo ba léegi ci avocat. bi mu ñëwee posé na ay questions Hissène Habré et comme di ko Hissène Habré waxee tontuwu ci benn question expliqué nañu nag. ni moom lañ nommé moom mooy présider chambre bi loolu moo taxoon mu wooñu pour seet ndax Hissène Habré moo présenté ci moom ndax am na ay avocat voilà ci question yooyu yëpp mu posé Hissène Habré tontuwu ci benn. ci juróomi question yi ñu ko posé yëpp Hissène Habré andiwu ci benn réponse turban bi mu def ci kanamam wane ni moom parewul ci répondre ñii di waa chambre africaine extraordinaire
lii nag dañ ko defaloon mu doon étape avant jugement bi te lii ñu ko tuddee woon interrogatoire d'identification. ñu des ci wàllu ko yoon ak Thione Ballago Seck mi fanaan gu dem gu jëkk kon fële ca prison bu Rebeuss démb la ñu teg ci kawam lii di mandat de dépôt moom njiital Ramdan ñu koy toppee détention faux billet maanaam këyit yu baaxul yu mu yor xaalis bu baaxul lëkkaloo ak ay samba boy malfaiteur blanchiment it bokk na ca la ñu koy toppee ay tentative d'escroquerie mbirum njublang avocat ma maître Ousmane Seye xamle na ni procédure bi indi fi clientam ca Rebeuss jaarul yoon ba waral ñoom danañu indiwaat beneen démarche ngir ñu neenal ko Ibrahima Kane. Thione Ballago Seck fanaan na guddeem bu njëkk ci kaso bi gannaaw nag face à face am ak juge bi leaderu groupe Ramdan moom dañ ko placé sous mandat de dépôt loolee nag naqari bu baax fansam yi rawatina ay jegeñaaleem ñëwoon ca palais de justice ngir dooleel ko. juge deuxième cabinet bi Samba Fall déglu na Thione Seck wax na ko li ko yoon di toppee. lan la koy toppee mooy yore ay billets yoo xam ne baaxul. association de malfaiteurs blanchiment d'argent ak tentative d'escroquerie bu ñu ko laajee Thione Seck expliqué ne loolu ñu koy toppee amul du dëgg moom sax ma yokk ci ne Thione Seck dafa wëlbatiku daal di constituer partie civile devant le juge pour porter plainte contre X parce que moom dafa estimer ne moom tamit victime la dañ ko escroquer. maître Seye ne coupon vert bi nga xam ne gendarmerie moom la fekk ci kër Thione Seck ñu ngi ko xayma ci 1 million d'euros mu wutee nag ak 40 milliards yi nga xam ne yenn ci presse bi wax nañ ko avocat bi nag jàpp ne client bi dina génn prison ci nu mu gën a gaawee. li ñu doon wax ne ay 41 milliards ay milliards lañ fekk ci faux billet kër Thione Seck du dëgg gendarmerie ci boppam document bi ñu lire tey mooy dafa ne këyit la fekk ci saak yi te këyit yooyu moom la ñu estimé à 1 million de dollars 1 million d'euros donc yooyu lu ñu jaaxal la donc balaa sax ñuy laaj ay liberté provisoire ñun dinañ def ay procédures dinañ réunir suba seet naka la ñuy jàkkaarloo ak dossier bi nga xam ne pour ñun dossier boo xam ne dafa setal Thione Seck. moom Thione Ballago Seck dinañ ko déglu ci fond wu dossier bi ci bés yi di ñëw ngir fàttali ñu ngi ko jàppoon placé ko en garde à vue guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu génn. ca koñ ba mu dëkk Ouest Foire ay dëkkandoom foofee nag ñoom mbir mi tiislu nañu ko la ñu ko tegee loxo kenn daal di àndu ci ba waral nag ñi nga koy ñaanal mu génn ca na mu gën a gaawee ndax nit ku neex a dëkkal la bëgg nañu it lu jëm ci lii ko taqalub deram ñu leeral ko Codé Ndiaye mu fa xëyoon. gannaaw bu juge bi décidé placé sous mandat de dépôt Thione Ballago Seck dëkkandoom yi nekk ci Ouest Foire tiis ak naqar la ñuy yeewoo témoignage yi doon benn Thione Ballago Seck mbaax rek lañ ko xamee. metti na ma trop parce que Thione bu baax la vraiment bu baax rek la woon ci koñ bi ñu jàmm laa ci nit quoi. ba ma ko déggee la fois passée métti na ko doon loolu loo xam ne métti na trop. Papa Thione dafa nekk ku baax ku yaru ku ubbi xolam ubbeeku daal amul ak kenn problème foo ko fekk jàmm ak salaam di liggéey liggéeyam di def devoiram lii cat rek moo si dugg te seytaane si ëpp doole. dëkkandoo Thione Seck yi nekk ci Ouest Foire li ñu ñaan lenn la te mooy rek ne yoon def liggéeyam bu mu mat sëkk. su fekkente ni maanaam li nga xam ne moom lañ koy tuumaal dëgg la bon yoon mën naa def liggéeyam parce que dëgg yoon moo koy doxal quoi. mais mën na doon ay erreur tamit su fekkee erreur la aussi yal na ci yàlla def ndox bu set daal ba ñu bàyyi ko ci jàmm quoi. li may xaar daal mooy yoon def devoiram ñu gën a gaaw ñu génne si jàmm ak salaam. ñenn yi dem bay di ko ñaanal la ñu xam ne rek mooy duñ ko fàtte saa ñu jullee di ko ñaanal ngir yàlla génnee ko si jafe-jafe yi de. fekk tamit xaw ma nag ndax moo ko def wala defu ko mais maa ngi koy ñaanal trop maa ngi ñaan yàlla daal fi mu nekk yàlla ko yàlla génn. li ñu ñaan mooy yàlla ko yàlla jàppale ba ñu génn situation yi mu nekk quoi parce que ndog la rek te ndog ku nekk lay dal quoi. yàlla du bon yàlla mu mucc ba lii bañ koo dale ci ba abadan mu toog si jàmm ak salaam ak ay njaboot. Thione Ballago Seck ñu teg ko loxo ni ki talaata ji moom nag fi mu nekk nii mu nga ca chambre 42 bu kaso bu Rebeuss. ñu jëm ci wàllug yoon ba tey ji yàpp nañu ni lii nga xamante ni moom moo di mbirum corruption dana tax ci wàllug koom gi at mu jot ñu ñàkk ñaari junni ak juróom-benni téeméeri milliards mbir mi nag Afrique fa la yéesee ba waral ña ngay xool kon nees ko mën a safara directeur bureau Afrique PNUD moom moo ko xamle Sénégal am ci am ndaje seq ko ak Qatar waaye it Nations Unies ngir xool nu ñu mën a xeexee lu ni mel loolee kon ci conférence ministérielle ci wàllu renforcement état de
2023 ak xeex gu ñuy xeex mbirum corruption ñu sumb ko ci Ndakaaru nit li Maimouna Ndiaye. xayma bi boo ko déggee fii ci Afrique da nga yéemu maanaam lu jëm ci ger ak lu ni mel loo xam ni dëppoowul ak yoon ñu ne ñu ngi koy xayma ci juróom benn fukki milliards de dollars boo jëlee ci àdduna bi wërngal képp nag ñu ne ëpp na 2 junniy milliards di dem waa PNUD ñoom nee na lii jéggi na dayoo réewu Sénégal nee nañu lii jafe-jafe bu rëy la. bu ngeen xoolee li wuutale réew yi askan yi ak kuréel yi ni samp ci yooyu réew mooy matukaay yu ni jël ngir rek mën a jëmmal te tamit appliquer yooyee matukaay. si on avait. juróom benn fukki milliards yooyu buñ ko investiroon fii ci Afrique kon danañ doubler suñ croissance actuelle de l'Afrique. gat nit ñi di xool yan jéego lañ ci mën a def. attekat yi mën nañu atte te suñu attee du ñu tiit. mais li ñu attee dañ ko sukkandikoo ci yoon dañoo bëgg tamit que ñi nga xam ne tamit attekat lañu ñu am ay formation yàggatul dara nee nañ fii ci Sénégal dinañ fi samp centre boo xam ni ci loolu lay dox ñu ne réewu Qatar ak Nations Unies dinañu jàpp ci liggéey bi. ci wàll woowu moom Sénégal ci njàppandal ay partenaire am ak yeneen réew rawatina Nations Unies ak Qatar dana def seen kéemtulaay kàttan rek ba wéyal coppite yi nga xamante ni moom lañ gis fii ci Afrique ngir mën a gañe lii di développement suqaliku daal di am. bu ñu génnee ci conférence ministérielle bi nag nee nañu am na ay jéego yu bari yu ñuy xaar loolu dalee ko ci ay programme ba ci ay jéego yoo xam ni dafay jëlee wala mu wàññi bu baax ger bi ak lu nu mel. yan critère la ñu war a jiital ci tànneefuk président de la République bu Sénégal laboratoire imaginaire bu IFAN ñoom ñoo teg débat bi boole ko ak ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu waaye te ñu yëngu ci làngu ko politique gi bokk na nag ci critères yi yoo xamante ni génne nañ ko te ñooñee ñooy politiciens ànduñu ci Fatou Kiné Deme. ñenn ci way politique yi jàpp ni dañu leen di sànni xeex ñàkk déggoo am ci yenn critères yu ñu ne ki war a doon njiitum Sénégal ëllëg daf ko war a am waxtaan wi nag indi fantasiro ndax yomb na ci ñu bañ a dugal benn politique ci yorinu nguur Mamadou Diop Decroix ne déedéet. boo nee président naka la war a mel ñu ñëw dajale ay jikko yoo xam ne kenn da amu ko kenn amu ko. kon kay duñu doo am président nga ne léegi président bi sax warta bokk ci politique kon boo bokkul ci politique ku lay fal. ñeneen ñi xalaat ni panélistes yi dafa am lu ñu fàtte muy li ñu duppee ay projets sociaux di lu yitteel askan wi lool la. il faut que mu aussi mu am projet de société lan ngay présenter Sénégalais yi bu loolu wéyee effectivement il y a nag nga dogu daal ni fi mu nekk réellement bëgg naa bay sama waar jaamu yàlla si benn affaire moo di fi mu nekk faire de sorte que problème ak mébétu nit ñi ma jéem a seet nan nañ koy saafara. kaaraange gi moom sa bopp ci wàllu koom moom sa bopp itam ci wàllu politique mu nekk loo xamante ni képp kuy njiitum réew war ngaa fexe ba matale ko Sénégal nag gannaaw juróom fukki at bi mu moomee boppam des na lu bari lu ñu war a def ci yorinu nguur. ci ni ñu war a ñoom jotaate ci nguur gi gannaaw kàddu yi mu yëkkati moom Mamadou Diagne Fada am na ay frères de parti yoo xamante ni kon tontu nañu ci lu ni mel ku ci ne nag ak na nga ko gisee yeesal gi muy laaj ci boppu parti bi ñu xoolaat ko suñu bëggee dellu si au pouvoir adjetala wutee kàngam PDS yu tekki seen i ndombay tànk wala banque seen i loxo ci biir parti bi Modou Diagne Fada ak ay ñooñam ñoom dañuy jël dogal rek di laaj ñu càmbaraat parti bi jox ku nekk lu mu yellool am ñu ne lu leen yoon may la. PDS ni muy demee nii tey jii te PDS tànn na Karim comme candidat Abdoulaye Wade nee na day nekkaat secrétaire général ba ci kanam donc Fada defe naa ci li muy calculer mooy am baat ci biir PDS. comme nekkul candidat présidentiel 2017 comme nekkul secrétaire général dafa bëgg ñu changer règle du jeu par exemple fédération yi comité directeur bi secrétariat national bi dafa bëgg am place am. Doudou Wade xamal ni doxalinu bi moo jaaduwul. kenn du nekk ci association mbootaay nga ne nañ ko defaraat ba gën a baax nga jóg ci pour def ko muy bette mënul nekk loolu. anam bi moom mën naa ko anam bi bette na ma parce que bu fekkee ne parti bi la ñuy waxal te parti bi lañ bëgg a defar la ñuy defaree parti bi ak nañ koy defaree ñu ko war a discuter mooy ci biir parti bi
mais du opinion publique bi. ci kàddu analyste bi mémorandum bi ñoom Modou Diagne Fada joxe mën na leen jural gàllankoor. Abdoulaye Wade bu bañoon bu bañee fii ak at wala fii ak ñaari at ne man defuma benn renouvellement Fada du amati place bu mu bugg a am et loolu boo moytul bu baax a baax c'est mën na nekk minoritaire et risque bi mooy que PDS boo nekkee minorité da ngay génn. su nangul waxtaan ak Abdoulaye Wade mënul dem fenn parce que PDS bañ ñu bëgg ko wala ñu bañ ko PDS Wade la. jafe-jafe yi ci biir PDS ñu nemmeeku ci xiiroo gedd ak tekki ndomboy tànk muy lu parti yëpp di dund bu seeni nguur daane kenn dootul sàmmonte ak discipline parti bi te lu neex waay def. ñu dem ba fële ca boru Kolda li mu bant bu takku bois de veine moom la ñu fa teg loxo waaye it lu toll ci 25 charrette yu ko defoon joxoñ ca baaraamu tuuma ñaari nit loole nag la ko maye moo di lëkkaloo gu dox militaire ya nekkee ca zone 6 bu Kolda compagnie gendarmerie ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa yor eaux et forêts Abdoulaye Diallo. ab opération mixte bi way karange yi amal moo leen tax a teg loxo ci ay tronc d'arbre yu takku ca frontière Sénégal Gambie te mu féetewoo biir département Médina Yoro Foulah. suñu élément yi dem ci département de Médina Yoro Foulah dafay ñaari fan donc jàpp nañ fa 150 bio jàpp fa ñaar fukki sareet ak juróom jàpp fa aussi ñaari nit ñoo xam ne dañ doon dawal sareet yu am ay bant bi ñuy ñibbisee nag jox nañ matériel boobu yëpp eaux et forêts ak gendarmerie. ay askanu Sénégal ñoo faral di dimbale trafiquant yooyu tronc d'arbre ba ñu mën a rëcc. xeex bi jëkkoon mënu sensibilisation yee leen mais loolu dafa doyul parce que léegi toll nañ ne àll bi ñu ko yàqee dafa ëpp xaalis moo jiitu nee nañ dëkk bi dafa ndóol dañuy il faut ñu dagg àll bi jëm jàmm bi du fekkee benn bant nekk mu ngi jar ay 40 000 francs il faut ñu dagg ko loolu yaakaar naa ne même su fekkee moo ko expliqué waru ko mën a justifier. bi la opération daa bokk ci topp ndigalu njiiti réew mi ci lu jëm ci wàllu aar àll bi ci biir réew mi rawatina àllu Casamance. président de la république ba mu fi ñëwee dafa ñu digaloon ne ñun nañu boole suñu doole ñun force de défense et de sécurité boole ci mu joxe yeneen ndigal ne li nga xam ni mooy service eaux et forêt nañu yokk seen jumtuwaay yokk seen ay nit ak seen ngànnaay loolu tamit yaakaar naa ne ñu ngi ci boole ci tamit li nga xam ni moom mooy sensibilisation des populations. bu way karange yi di wéyal opération yi ni mel loolu mun naa jur tiitaange ci ñi nga xam ne amuñu benn liggéey lu dul gor garab yi ci àll bi te di leen jëme biti réew. Grand Théâtre du yàgg dara dana dalal kon ndaje mu mag bu ñu jagleel Casamance journée de la Casamance loolee nag ko xamle moo di njiit li ci boppam Keyti Bousso moom dirub ñetti fan amal na tournée bu mu def kon ca bët saalumu ko réew mi gis na ni loolee mu namm fii ci Grand Théâtre dana bokk ci liy suqali jàmm ca Casamance waaye it gën a fësal seen aada ak cosaan Boubacar Diassi. Casamance ñaari facette moo ñu fi indi mooy facette benn boo xam ne bii mooy Casamance dafa am ay yëngu yooyu ñun ay sénégalais lañu Grand Théâtre culture defe naa mun na jéem a fay loolu culture mun na jéem a jël ndox sotti parce que am na lenn loo xam ne xëy na li politiciens yi peut-être mënuñu dafa difficile pour ñu def ko mais xam naa ne culture moom mun na ko def parce que wax nañ ma fi léegi ay études yoo xam ne mosuma même dégg seen tur ñooñu dañ la war a gis ñëpp ku ne xam nga sénégalais boo ko teralee rek mu kontaan ñooñu dañ leen war a gis bañ leen suul xoolal booy bu ñu jógee fële Dakar def nañ presque 7 heures temps 8 heures temps boo jëlee avion dem Bruxelles tu fais 5 heures temps c'est pas normal. Keyti Bousso ci micro Boubacar Diassi lu soxal wàllu ko wergu yaram si sa sak ñaareelu fanu banque ko loxoom ñi ci bokk nag ñoom rafetlu mouvement bi ni ñu ko toppee di rup ñaari fan yi ci biir lopito yi li di service minimum kon la ñu fa doxal ñi bootu ci boobee syndicat ñu xam ne ni nag seen 3e plan d'action danañu ko natt gannaaw ba ñu évaluer bi ñu nekkoon ndax amal nañu am ndaje jàpp nañu ndaje ngoonuk tey ji Mballo Dia Thiam secrétaire général SUTSAS
presse moom rafetlu nañu toppee mouvement bi Daaru Musti jàpp Diourbel ak Touba foofee nag ñu jàpp ni kon mbir mi moom dañu ko épargner la ko waral nag événement religieux bu fa am tax na doxaluñu grève bi ci zone yooyee loolee lépp nag rafetlu na ko moom secrétaire général bi. xibaaru bitim réew ñu dem ba Chine foofee ak gaal ga fa suuxoon ñaari fan ci tey waaye it Mexique am na lu ñu fa nimiku ay fitna gannaaw élection yi fu ñu gën a jege Burundi danañu fa wax ci mbaalu élection yi Tadiata la. ñaari fan ginnaaw bi gaalu Étoile d'Orient suuxee yaakaar tas na si mën a sowe ñenn ñi ci nekkoon ragal nañ ne rek lu toll si ñeenti téeméeri nit dinañ si ñàkk seeni bakkan wala ñu réer ndax rek ngelaw gu bëri bi di daaneel gaal gi terewul ni feykat yaa ngi wéy di wër doomu Chine yi nekkoon ci biir gaal gi ñu ci bëri toll si diggante juróom fukki at ba juróom-ñetti fukki at wër yeneen passager yi ñoo ngi ko amal ci anam yu jafe ndax condition climatique yi mbokk yi ñëwoon nemmeeku seeni mbokk yi bi ñu yegsee si meeru Shanghai ay takk der ñoo leen gàttandu daal di leen tasaare ca Mexique fitna jóg na fa ay fan laata élection yi mu bëri ci makaan institut national électoral yu ñu caxatee ñu ko def rek mooy di ay manifestants ca Veracruz Chiapas yóbbaale nañ fa ay junni bulletin de vote yenn yi ñu daal di leen lakk fitna bi nag mu ngi gën a jóg rek ci jox yi nga xamante ni li toll ci fukki leader politique boom nañu leen fa mu daal di indi sikki sàkk ci amal vote yi ci dibéer bii di ñëw ca Burundi jongante élection communale ak législative yi ñu war a amal ci juróomi fan ci weeru juin wóoragul ba tey li ko waral rek mooy ñaareelu membre kuréel buy saytu wote yi bii tekki ndombay tànkam mu nar a jur gàllankoor ndax kenn wuutoogul kii di vice présidente bi njëkkoon tekki ndombay tànkam ak ki nga xamante ni tegu na ci yokk ci tamit njiitu réew Afrique de l'Est yi ñoom daan nañu laaj rek ñu ajandi élection yi ndax fitna bi jóg ginnaaw bi ñu amalee coup d'état manqué bi ci Burundi. yaram ak match bi doxoon diggante Sénégal ak Colombie ci coupe du monde ñaamagul kon ñaar fukki at loolee kon ndam demul ndam dikkul match nul mujjee ku ci nekk ci ñaari équipe yi dugal kon benn bal monté ca ndorteel la ci ñaar fukk ak ñetteelu minute bi sénégalais yi kon ñoom ñoo fëkk caax yi ak dóoruk Mamadou Thiam nga xamante ni joxul benn chance ki nga xamante ni moom mooy gardien bu Colombie waaye ñooñee laata premier mi-temps bi di jeex kon daal di nañuy rek am benn penalty ci noonee kon la ñu égaliser match nul boobu nag di gën a jafeel ñi nga xamante ni ñooñi Joseph Koto yi gonoom yi ngir ñu jàll ci premier tour bi ndax faaw ñu duma yu mitti Qatar mi ñu war a jàkkaar lool te it di yaakaar Portugal am ndam ci Colombie Sepp Blatter moom gannaaw ba ñu ko falee ñeenti fan kon la ca daal di tekk daal di démissionné ci bopp li nga xamante ni kon moom mooy FIFA pression yi mujjoon a bari loolu ci moom ak scandale corruption boobee dogal boobee nag di indiwaat beneen mbir ci biir FIFA ñuy xaar yeneen élection Daniel Diouf. candidature kii di Sepp Blatter mu ngi tàmbalee coow lu rëy bàyyeekoo ci mbooleem kuréel yu yëngu ci football mondial bi waaye coow li gën a fës ak UEFA lépp ngir fexe ba Blatter bañ a nekk candidat bay falu juróomeelu yoon ci boppu FIFA. pression yooyee teewuñ mu samp ndëndëm donte sax ñoo ngi lam-lamee ger ci biir kuréel gi di FIFA Sepp Blatter àgg ci élection mu doon ab jàkkaarloo ak doomu Jordanie bi di prince Ali Hussein sax mujj fomm ci ñaareelu tuuru élection bi Blatter daal di falu ñëpp di ko laaj mu démissionné Sepp Blatter tontu ne ana lu waral muy def li ni mel ndéem su ko defee day jox dëgg ñi koy tuumaal ci ger gi nu nemmeeku ci kuréel gi di FIFA. talaata gi nag mu bett ñëpp gannaaw ba mu xamle ne day tekki ndombal tànkam waaye ndax Blatter amoon na geneen i pexe ñenn ñi ne ger gi noonu lam-lame ci biir FIFA mujj naa am ndam ci kawam ñeenti fan gannaaw ba ñu ko falee ci àjjuma gi weesu. ca conférence de presse ba mu fësalee démission am Sepp Blatter xamle ne ci ni mu gën a gaawee danañ amal ab congrès ngir falaat njiitu FIFA bu bees.
Sepp Blatter kon tekki ndombal tànkam justice américaine ma siiwaloon boobee scandale soxal wàllu corruption yu xam le ni enquête bi moom dana ko continuer ñu njoxtit ni bu l'enquête bi wéyee yeneen tour ci wàllu guerre danañu ci tax xaditala mbiru guerre bi lëmbee FIFA ñu bëri ñu ci tuumaal fukki at ak juróom-ñaar bi Sepp Blatter nekkee ci bopp FIFA tekki ndombay tànkam tax rek ba du eggali juróomeelu mandat am muy naqarlu rek bañ a am njàppale yenn fédération yi rawatina yu nekk ci Europe. ñu agsi ci wàllu dossier bi tey jii ñu jagleel ko li nga xamante ni moom moo di kon politique gannaaw ba ñu ñàkkee nguur gi 2012 parti démocratique sénégalais gis nañu ni ay kàngam jóge nañu fa Pape Diop Abdoulaye Baldé Souleymane Ndéné Ndiaye kon loole nag tax ñenn ñu seen xam-xam màcc ci mbir mi xam le ni loolee dana néewal doole PDS Moussa Diakhaté wax ci naka noonu taskatu xibaar bi di Ibrahima Bakhoum waaye Lamine Ba la mu gis moo di ni teewul parti démocratique sénégalais ba tey ji force bi ma nga fa mu di dossier Codé Ndiaye Mohamed Dieng ci caméra bi. gannaaw ba ñu ñàkkee nguur gi ci atum 2012 ay kàngam yu bari daal di génn parti démocratique sénégalais ngir samp seen parti ñu mën ci lim Pape Diop Abdoulaye Baldé Souleymane Ndéné Ndiaye laataa loolu Idrissa Seck laaj bi samp nag moo di ndax départ yooyu du wàññi dooley parti démocratique sénégalais. parti li ñu koy doyee mooy dajale nekkul ay tàggoo nekkul ay xaajoo fi mu nekk nii ci waxuma ne ay xaajoo lañ nekk mais ko ay tàggoo am na ci. ay kàngam yu leer yoo xam ne nit ñi xam nañ leen ñu tàggoo. mënut a ñàkk njeexital ndax parti dooleeku la saa yi bu nit wàññeekoo rek mu am lu mu jër waaye dama ni dañuy comprendre ni PDS dañ ko mooñaalee Abdoulaye Wade 2012 nag dafa fekk amatul benn ambition yàlla mi joxe nangu woon nguur gi ci moom uteetul lenn mu jur nag ñenn ñi bëgg continuer liggéeyam ber seen daara mu mel ni ñun waa Bokk Gis Gis ak le président Pape Diop pour continuer yéene ak liggéeyam ci réewum Sénégal. mais loolu man gisuma ci benn impact ci dundu ni parti bi ak bonne santé parti bi parce que. Abdoulaye Wade di des di jiite parti démocratique sénégalais gannaaw ba mu perte nguur gi ci atum 2012 ndax anam yi mu jiite parti bi mënees nañ ko war a fetlu. li leen may chance ci li ma jàpp mooy ne Abdoulaye Wade mu ngi fi ba tey mais jamono yi nga xam ne ñu ngi leen di soog a gagné bu tëbal rek ne nag léegi nag bàyyi naa leen kër gi alhamdulilah kenn ku nekk noo def. kon waxtu wi kenn doo waxi PDS day tasaaroo complètement. Abdoulaye Wade ni mu gérer PDS la mos di gérer PDS mu taan aussi il faut ñu am honnêteté nangu ko daan nañ ko nangu bi ñu nekkee ci nguur bu ñu nekkee ci opposition dañ ko nangul. parti bi kenn ko gérer depuis 2012 te moo ko mos a gérer mu tudd Abdoulaye Wade te mu ngi koy gérer ci li ko texte parti bi may ak li nga xam ne ni tey loolu la ko parti bi may. Lamine Ba di responsable politique ci parti boobu di xam na ne njiitu parti bi ni mu jiitee parti bi dëppoo na ak charte parti boobule. li doy waar kay mooy ñi nga xam ne ni grand responsable lañ bu ñu leen xamee yàlla ak PDS ak li PDS def ci ñoom ñu génn parti bi ci jafe-jafe yi loolu moo ci xaw a doy waar di nekk problème moral rek bu nga xam ne sénégalais yi ñoo koy jugeel seen bopp. PDS di jànkonteel ay jafe-jafe ci jamono yi su mooyee kàngam yi génn parti bi ñu mën ci nemmeeku ab fronde ñaari at des ci élection présidentielle bu 2017 PDS nag dana jafe lool mu daal di résister changement yi ñu mel. ngërëm ko moom Codé Ndiaye jaajëfal leen yéen ñi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi ci xibaaru digg bëccëg gi 19h30 20h rédaction bi dana dellu si ci yeneen information programme bi fii ak boobu mën ngeen ko suivre ci li nga xamante ni moom moo di permanence présenté par Kebs Thiam Kebs ma lay nuyu. ma lay fay bu baax soxna Ngone. naka journée bi baax na de li ngay bañ a dégg. non loolu laay bañ a dégg kon yaa koy faram fàccee programme bi fii ak boobu ak rendez-vous yu am solo yi. waaw léegi rek ñu fas yéene ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy permanence li ci solo gi nag mooy boo koy xool lenn lu nekk ci programme bi benn du la ci rëcc ci waxtu wa muy daw te loolu yaakaar naa ne am na solo ak événement yi nga xam ne moom la nit ñi wóolu ñu ba ñëw ànd ak ñun. si dans quelques minutes permanence ak Kebs Thiam ñu leen di gërëm kon di leen sant ci ànd bi ak télévision Futurs Médias naan leen yenu leen jàmm.